boo nekkee ñaankat yàlla il faut nga xam yàlla yàlla dafa ne xam leen ma balaa ngeen may jaamu xam yàlla dafa am islam dafa am iman am ihsan am moo ma tere biw ba ma xam yàlla moo ma tere biw ba ma xam yàlla man taalibe Baay Ñas laa dama koy wax ñëpp dégg mais lu Serigne Touba amul bëgguma ko xam naa nag ñu bëri dañ jaaxle ci wax jooju mais man bi ma di nekkee dans ci ay tolof tolof Serigne Touba moo ma gindi Serigne Touba moo mën gan je me rappelle sama papa bi ma yar mu ngi yaraax gaañu na sax léegi yaraax laa yaroo Tidiane Jéeri Jallo bi mu gaañoo ma jógee foofu man leen maa ngi dem ziar ji Serigne Touba xaw ma kenn Touba barke Seydina Mohamed ma dem garage ba waaw moon oto dama dox ba rawdam di jooy di yuuxu labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk comme ni ñuy tonto Makka noonu laa doon tonto Sëñ Touba parce que en 2002 je l'avais vu en rêve xam naa li ñu waxante et tout ça xam naa li ma wax xam naa aussi li xewoon. xam nga j'ai toujours l'habitude d'évoquer cette phrase de Napoléon qui me plaît beaucoup moom lay doxee fi mu newoon valet de chambre le monde peut me traiter de tous les noms il me suffit d'être innocent ma conscience est le tribunal où j'évoque m'interroge. Donc hépatite xam nga hépatite Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk signalé am na fu muy naan bàyyi leen di naan taxaw waaw naan di taxaw bàyyi leen di lekkee main gauche di indi feebaru foie mais gars yi bàyyi ci sax xel xoolate la moitié de la population am nañu hépatite ku fi weddi boppam rek demal def suba test nga xool xam nga hépatite xam nga virus hépatite ak virus sida c'est le même virus mais doo dégg mu ngi mën a damay faj sida pourtant am naa samay copains médecins dañ may naan suñu gisee ko am VIH dañ la ko yónni ñu ne la nga jox ko garabu hépatite bi dama ne déedéet loolu bëggu ci sama réseau bëgguma ñu may saaga boo waxee lu rëy ñu saaga la bëgguma ko ma saaga man. Et je répète suñu defee liste la ñuy def pour même boo amee rendez-vous da ngay topp ligne bi ku njëkk a xëy moom la ñuy njëkk recevoir amul fay ticket sama kër man pour lan man maay kan pour bu nga gis mi fa nga fay 2000 wala 5000 boo ñëwee après ñu ne la consultation nga fay 5000 luy ndey loolu ça c'est de l'arnaque je ne suis pas dedans je ne suis pas dans ces conneries là man bokkuma ci yooyu. am na ñoo xamante ne sax da ngay dem ci ñoom premier jour bi moom on te reçoit bien parce que tu payes 5000 tickets 15000 consultations fay encore xaalis pour garab yi ah tu es bien reçu boo ñëwee rendez-vous pour nga gis lan di nga dellu 3 fois man ça ne se passe pas comme ça chez moi ñii di ñëw ñoo ma def li ma nekk yàlla laay gis ci ñoom ñu gis yàlla bi ne ci man xam nga sànq nee naa leen orienté yàlla mooy joxe alal mooy joxe wërsëg mais peut-être que. guerre des zones bi may def su ma leen xamuloon xam nga su ma leen xamee boo leen defee vidéo au moins dina am peut-être 5 clients de plus 5 clients de plus yooyu xam nga wërsëg la non dañ ma jox dara non loolu wërsëg la yàlla moo neen peut-être jour tel war nga am dara mais da ngay jaar ci ñi noonu laa koy gisee. hépatite moom ku ko am nga bàyyi crevette et tout ce qui est fruits de mer nga bàyyi tout ce qui est lipide nga bàyyi diwlin bi fromage yi beurre yi. nga xam looy lekk nga xam looy lekk boo demee nag ba bee bi rek laay faj de A bi mu anticorps yi ñoo koy jël C xaw ma ci dara D xaw ma ci dara E xaw ma ci dara 5 hépatites ñu am xam naa ne daal E bi moom pour mu exister il faut que le C et le D soient là ci kawam lay naviguer mais xaw ma ci dara B bi sax bu nekkee tumeur mënuma ci dara boo demee ba mu neewiloo sa biir bi tànk yi commencé ne yow moom mënuma ci dara ku am hépatite aussi ne faral di jël citron bu bëri. gars yi dañ leen naan rek dama chaque 6 mois nga ñëw parce que amuñu benn solution feebar baa ngi ci deret bi amul dara lu muy carte lu dul foie bi buñ leen nee porteur 5 ça veut dire juste que tu es séropositif il faut ñi xam loolu léegi psychologiquement il faut ñuy waxtaan ak yow demal 6 mois dem la 6 mois alors 6 mois yooyu ñëwal ci jàll rek mu faj la ci 6 mois premier mois bi da ngay fay da ngay njëkk raxas biir bi nga jël garab bi deuxième mois nga jël troisième nga jël quatrième ñu raxasaat biir bi nga jël médicament cinquième nga jël sixième nga jël nga dem def charge virale su jeexee nga yem foofu su jeexul nga dolli 2 mois jeex na hivernage na nga moytu jën
parce que day fekk surtout mois d'août ñu ubbi fosse usines yëpp moo dugg ci géej gi jën yi dañuy approche rive yi donc booba dañuy lekk saleté yi nga koy lekk nag day yokk lépp comprendre nga loolu rek laay avertir nit ñi ñuy jël beaucoup de citron tout le monde sait que le citron ça nettoie le foie ni ma koy fajee nag garab bi may jël nag moom doo leen ko xam. waaw d'accord loolu xam naa say secret la ñu wax ci li nga xamante moom mooy impuissance sexuelle. yow nga ni say waxtaan damay dégg nga ni da nga koy raxas biir bi ba delloo ko kàttanam mu toll ci ku am 18 ans. boo ñëwee ne ma da nga impuissant dama lay déglu soo ma ne bu jógee après mu kii damay naan loolu du impuissance loolu faiblesse la parce que trouble érectile dafa am rétrécissement sexuel dafa am faiblesse sexuelle dafa am impuissance sexuelle dafa am takk xala sax dafa am damay rax góor biiram la képp ku biiram di seere biiram di tilim soo ko raxas attends-toi sa sexe yi gën a ndaw attends-toi ngay gaaw a daanu éjaculation précoce day njëkkee après faiblesse sexuelle éjaculation précoce il faut nag ñu xam ne nit ñi aussi yàlla noonu moo leen créé noonu moo créé noonu nature bi parce que yàlla reproduction bi la gën a soxla rek nga yéeg ci kaw le sexe opposé nga ci nekk mel ni ab dof am na dañ koy faj boo bëggee ñu may la ba 10 minutes ba 15 minutes ba 20 minutes de rapport yooyu yëpp am na boo bëggee sax ñu may la ba 1 heure de temps 2 heures de temps de rapport mais nañu xam ne nag le premier effet d'abord il est psychologique stress psychologiquement xam nga li mu benn waaye waxoon ne bu amul dépense suba du mën a sëy ma ne kooku sa bàyyi sax bu amul dépense du mën a sëy comprendre nga man damay faj du mën a jox ay aphrodisiaque nga xam ne tey rek lay doon wala suba rek lay doon non non man dama lay faj bi nga ñëwaat sa 18 ans raxas biir bi jaar fi mu war a jaar nga jël garab yi ngay gis évolution bi même boo jëlee garab yi 2 semaines bu jeexee da ngay gis tout le temps ngay progresser sexuellement man noonu laa koy fajee mais mes conseils la chaque 2 mois ou 3 mois tu te déparasites le ventre les blancs dañuy naan déparasites le ventre chaque 3 mois ñun dañuy lekk xooñ dañuy lekk nëtëtu dañuy lekk géej dañuy lekk yabooy lépp mu ngi ci biir bi Kimagi ëpp seen genre yi dinaan defar bi mu baax di jël ak Kimagi rek di dóor ci biir ngeen ñuy gën a rëy ngeen ñuy gën a rey te diñu raxas biir bi léegi nag bu ñuy raxasul biir bi fu ñu jëm mënoo faj doo mën a faj ak jigéen Sénégal ni muy joŋee góor war nga sax boo xoolee sa jabar nga nekk góor te su ma la fajee benn yoon loo soxla ñëwaat ci man benn affaire que la ñuy waxat xoolal par exemple hémorroïde boo ko amee hémorroïde xoolal am na ñuy dem di faj impuissance sexuelle non c'est pas possible nga dem ci fajkat wala ci sëriñ ne la da lay faj puissance fekk yow yaa ngi am hémorroïde muy wéree kii daa bëgg lekk sa xaalis di laaj ay 50 000 ay 200 000 ay 100 000 man impuissance sexuelle doo fay sax 40 000 boo fay bu àggee 40 000 peut-être ci raxas biir bi nga jaar xam nga loolu c'est moins cher et définitivement. hémorroïde dafa lié ak impuissance sexuelle. hémorroïde est synonyme d'impuissance sexuelle munoo am hémorroïde munoo sax am colopathie nekk puissant même asthme. amul kenn ku la ko mën a faj fii man je te traite ça en 4 semaines muy asthme allergique muy sportif muy chronique bi damay njëkk raxas sa biir d'abord déclencheur bi foofu la am na ñuy naan dañoo am asthme fekk amuñu asthme fàtt dënn rek la ñu am xoolal colopathie boo ko amee da nga am reflux gastrique tout le temps bu yàggee day jox ulcère bu ma lay faj ulcère da ngay njëkk raxas biir bi ma faj ulcère bi moo tax ulcère lu mu métti métti même de type 3 semaines nga wér demal feneen tu vas te traiter à vie tu vas te traiter à vie man 3 semaines nga wér infection tu te traites à vie muy tane man dama lay faj nga naan garab yi 3 semaines nga wér mu doon même n'importe quelle infection fibrome di ñu opère mu ñëwaat opéraat mu ñëwaat opéraat mu ñëwaat opéraat mu ñëwaat man da nga may indil échographie ma xool diamètre bi ñaata la moo mën la wax benn weer nga wér wala ñaari weer wala ñetti weer mosul ëpp nag ñetti weer mais su ma raxasul sa biir du dem parce que biir bi li mu tilim loolu fibrome bi doon dundee bu ñu la opéré te dinduñ origine bi kyste noonu la kyste ovaire noonu la hernie noonu la munoo faj hernie aussi nettoyer biir bi
man li ñu naan dama mën a faj yëpp c'est parce que ci biir bi lay jaar. même mauvaise haleine boo raxasul biir bi mënul wér il faut nga nettoyer mbaq bi nga doog a faj mauvaise haleine bi. docteur. doguma la am na ay fajkat yu bëri ay xaw ma nan la leen tuddee sax ñu ne dañuy yokk awra. yokk awra gëw ma ko da ngay dox ci loolu. yàlla tere mën naa nekk. gëw ma ko sax man nag lu ma nit wax ma gëm parce que foogoon naa nit du jàkkaarloo ak média yi di wax lu aay xam nga ne woon naa la am na benn fajkat de sax bu ma njëkkoon gis ci télé yi dem ko nawoon dama doon yónni sax foofu ay nit ku bëgg a ñëw Ziguinchor mu ne ñëw ma ne demal ci diw te mësuñu gisee ba benn jour bi ma gisee ndeysaan ci télévision muy def ay affaires yu kéemaan quoi yoo xamante ne même un enfant de 8 ans du ko foowee nga xam ne dinaan dañuy magie quoi ñu ne tegal fii ay mouchoir naan ni di génne xaalis loo xamante ne élastique da ngay def fii dugal fi ay billets xaalis ñu sol na grand mbubb yi quoi xam nga boo tegee fii fulaar bi ñu naan ni di rocc di n'importe quoi adduna bi kenn mënul fen kenn kuy wax dëgg sax boo gisee da nga koy xam kenn mënul fen kenn sa doom sax boobu 3 ans boo ko fen day xam ne kii fen na dalee resonal papa fen nga rek comme li may wax rek ut leen yàlla bu dee amu leen dara lu ngeen xam ci yàlla lu dul moo ma sàq sama yaay sàq sama baay sàq pauvreté sàq richesse sàq maladie sàq guérison sàq nangam loolu kay même ku xamul yàlla xam na ko même ku nekkul jullit xam na ko bu dee loolu rek nga xam ci yàlla vraiment boni. docteur nag ñu gis am jigéen ñoo xam ne dañuy sëy ba pare tas toog lu yàgg doog a amaat jëkkër bu ñu amee jëkkër dañuy am problème ñaare pour amaat doom loolu est-ce que da nga koy faj. problème am doom kay même boo amee même boo tasul sax mun nga ko am la plupart selon l'OMS 65% des cas ci góor ki la nekk dañuy ay gaafal jigéen ñi rek jigéen dina ëmb muy yàq ñu naan rab la c'est pas vrai képp ku la ne rab mun na yàq ëmb day wax lu ko neex xoolal rek seetkat yi du ma nee sax seetkat yi fenkat laa leen di wooy parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne képp kuy seet fenkat nga yow kii ñëw sax xamoo tuuram xamoo santam da nga koy laaj tuuram ak tuuru yaayam xam nga déjà kii xamal na la xamul dara di la seetal ngay nangu mais xam naa ne daal rab yàqul mun na la tere am jëkkër mun na fiir mais ëmb yàlla la. waaw docteur dañuy ñëw nag ci li nga xam ne mooy prostate nan nga koy fajee. bul ma laaj ni ma koy fajee laaj ma rek ndax mun naa ko faj. ah kon ndax mën nga ko faj. boo ko fi xam moom prostate. dañoo bëgg xam ni nga koy fajee. prostate man li ma ci mën a faj 5 yi la buy sawlu lu bëri bu tëju saw prostate bu tëju dafa am nga xamante ne tu urines difficilement dañ lay defal sonde kooku su ma la téyee traitement bi 3 semaines en 2 semaines da ngay dindi sonde bi prostate bu am góom dafa am nga xamante ne day metti booy saw mun nga am nag ñett yi à la fois wala ñaar yi à la fois prostate bu tàng aussi dafa am dañ koy faj prostate bu néewi dañ koy faj comprendre nga yii lii laa ci xam mais bu demee ba amay xeer dama leen naan demal nga opérer ji ñu dindi xeer yi soit par opération par laser wala ñu xotti la lii laa mën AVC foog naa sànq brochon naa ko tuuti li may faral di wax lu mel ni xam nga ñëpp xam nañ ne rab mun na la dal nga paralysé ngelaw seetaan mun na la dal nga paralysé mais loolu tubaab bi xamu ko quand je dis tubaab ça veut dire médecine moderne gëmuñu loolu dafa am AVC boo xam ne tension la hypertension mu jox la AVC la plupart côté droit lay nekk bu dee ngelaw seetaan la plupart côté gauche lay nekk ça dépend aussi ci 3 veines yi bu ñuy laalante ñaar milieu bi droite bi milieu bi gauche bi am na loo xamante ne bëgguma ci dugg balaa encore les autres la xam nga parce que xam naa ne daal am na médecine yenn yi àgguñu fi léegi bu dee AVC bu dee bu ngelaw seetaan bi boobu mun nga sax dugg kër gi bu doon Ziguinchor mun nga sax dugg kër gi munoo dox nga génn dox xam nga am na ñuy am colopathie chronique ulcère duñu mën a wax duñu mën a dox dal na ma ci benn xale bu góor mun naa leen jox vidéo bi ak témoignage am mun na dal ci benn mère aussi comme musal na ñëw ci man boo xamante ne daf na 3 mois hôpital dañ ko mujjee ne demal day kër ga doomam ba léegi affaire bi daf ko jaaxal doomam mu ngi tudd Fanta Sidi maa ngi ko ñëw passage dafa waroon marié sax reporter mariage am parce que il fallait que mu quitter Dakar dem ba ci Ziguinchor
ba léegi daf may naan bu ñu man gëw ma ne sama yaay may wax ak man ba léegi kooku en 3 semaines ñu faj ko muy doxaat di wax ulcère sax mun na paralyser lu nit mun na fu muy àgg AVC bu dee tension bi la traitement am bu dee lim la dal ëpp na 6 mois traitement am mën na dem ba 3 mois mais bu ñu paree traité AVC bi il faut ñu traiter nerf yi pour doxin bi normal ça va être un peu coûteux nag parce que AVC 40 000 laa koy fajee mun na am ñoo xamante ni 4 semaines rek mu jeex am na ñoo xamante ni 2 mois am na ñoo xamante ni 3 mois am na ñoo xamante ni 3 mois yi bu pare il faut nga duggaat ci nerf yi parce que yàgg na nerf yi arthrose yi wala rhumatisme wala yax yi daal bon am na aussi yuqet am na ñoo xam ne ulcère bi daal nag xaw ma yuq ok quoi bu dee ok bu dee xale la na jël glaçon rek teg fii ci yu mbax bi mën na ko dindi mais bu dee nekkaat na feebar na ñëw en une semaine day wér yuqet bi même bu dee bu mag la mu arrivé la pendant 3 ans ou rek ngay def une semaine mu jeex mais traitement bi 2 semaines la mais une semaine c'est fini boo ñaatee rendez-vous 2 semaines laa la jox rendez-vous une semaine boo ñaatee rek maanaam ça va mun naa leen déglu loolu léegi benn WhatsApp benn pas il est même de notre village xam parce que moom yàgg na ñëwul ci village bi xamuloon sax sëram mu ngi sëy ak sama papa ba léegi waxuma ko loolu mais xam naa am na rendez-vous parce que démb dégg naa message doom bi ne yu xit bi moom ça va mardi la fi ñëwoon il avait rendez-vous mardi prochain ndax mën na ñëw continuer prostate bi parce que dama ko newoon du moom jaxase ñaari garab yi parce que am na ay garab aussi ànduñu am na ay garab yu àndut fajkat daf ko war a xam ñëw rek dama am lii nga man du ma joxe sax plus de 3 bouteilles man 3 bouteilles sax c'est rare ma jox ko nit 2 bouteilles par exemple polyarthrite nerf wala nerf arthrose wala siti mun naa ànd ak hémorroïde nga traité ndoo ko en 3 semaines mu jeex mais du ma abusé boo ma ne ulcère dama ne pajal d'abord ulcère bi comme góom la xam nga estomac ak ulcère c'est presque pareil mais ulcère mooy estomac bu am góom loolu rek mooy ulcère mun na nag bëri fu mu féete mun na nekk fii mun na nekk fii mun na nekk fii mun na nekk ci 3 côtés yëpp traitement am maximum c'est 3 semaines incha allah li may yokk mooy par exemple maux de tête nga ma waxoon léegi maux de tête la plupart colopathie boo ko amee day jox bopp bu métti raxasal biir bi rek yow moom naa la jox léegi benn garab nga yóbbu ko nga naan ko bu biir bi dawee tese fii mu tagoon moom mais bu dee nga moo tese daan nee naa nga ñaar fii un jour que je travaille am na lu may def sa bakkan après ma def ci saafara c'est fini fii ngay ñon loolu lépp mu génn gis nga même épilepsie xam nga iPhone yi boo nee 10 Siri rek Siri tontu la nga laaj ko épilepsie da lay wax boo ko laajee colopathie lay wax parfois day indi trouble mentaux comprendre nga foofu laa xamante ne rek koy faj épilepsie war nga ko jox garab buy dindi colopathie bi su ma la traité 3 semaines boo wérul boo ñëwaatee 3 mois après nga ne daanwaan nga rek damay xam ne ci biir bi la dama la jox garab colopathie bi nga naan ko mu jeex donc biir c'est important parce que nit nag bul yem ci benn xam-xam te man ba léegi damay jàng pareeguma même patients yi damay jàng ci ñoom boo wéree tey damay gën a jàng lii man kay benn cat laa am jot ma téléphone yombut moo tax bind naa ko ci bunt bi la nekk képp kuñ fi jox garab comme jóge nga sa kër fajar ñëw fay sa xaalis faju wax dëgg yàlla bu ñu lay expliquer mode d'emploi da nga war a déglu ñun duñ jël benn client tant que pare wuñu ak yow ñu expliquer boobu mu leer ma ne pare nga wàcc nga mais boo demee nag di ma ko waat naan garab bi nag nga ko waxee encore 3 vers loolu la benn du ma la faale aw ma jot boobu deuxièmement ku fi ñëw indoo nga am rendez-vous indoo sa ordonnance du ma la recevoir ak koo mënta doon parce que ordonnance bi lay xamee li may faj man du ma xàmmee nit yi dañuy bëri du ma leen xàmmee quand même il faut qu'on soit raisonnable. Troisièmement, WhatsApp yaa ngi recevoir 3000 messages par jour minimum nga war tontu ñëpp entre 21h et minuit léegi yow boo defee message WhatsApp na nga def am na ku ma def message barki dem mu ne ma sëñ bi na nga def maa ngi lay ziar di lay ziar ci weeru koor bi mbaa naan ngeen ndox nangam loolu mooy lan yow doo wax rek sa soxla message bu ëpp 1 minute duma ko déglu bul ma nuyu waxal sa soxla ma tontu la. bu ñu foog que je suis difficile non il faut que ñu comprendre que je reçois énormément de gens te amul client bu may plus de 2 minutes
client boo toogee bugguma sax nga nuyu ma ay ci vidéo bi daal seetaane ay sa interview ak Mahfouz la jaru ko c'est on perd du temps am na ñuy toog di xaar depuis 6 heures du matin te période coronavirus il faut ñu comprendre que dama war a respecter les directives de l'État. Chacun doit être un homme d'État chez lui il faut que ma respecter mbooloo mi waruñu bëri regroupement bi dama ko war a bañ distance 1 mètre il faut mu am gants yi il faut mu am solution gynécologique xawma alcoolique bi il faut mu am gel bi il faut mu am paan bi raxasu bi man j'ai pas aussi besoin de mourir je veux pas man pareeguma pour dee xam nga donc suñu leen ne tey lii dañuy limiter 10 personnes la ñuy limiter nañ ko comprendre éviter de vous mettre devant la porte de la maison attroupement c'est interdit boo ko waxee nit mu mer naan da nga tàng léegi lan laa ci mën léegi wax naa ko sànq su ma yeewoo du ma nekk nit il faut ñu comprendre mais xol bi dara néew ci comprendre nga lii daal la am lu may wax. fi ñuy tëjee nag xëy na mooy après ma bàyyi sama naatango bi moom tam mu wax li muy tëjee mais man dama bëggoon xam comme ci wàllum faj ngay yëngu te période bi am mbas boo xam ne wàcc na ci réew bi di coronavirus lan nga ci mën a baaxee askan bi. dara xanaa nañu def seen masque nañu déglu les professionnels ñu déglu conseils yi ñii di wax ci télé yi moytu leen sax ñoom sax ci seen bopp xamuñu effectivement ce fu virus bi nekk ku nekk na moytu rek man maa ngi nii bëgg dem j'ai eu un enfant que j'ai baptême fekkeewu ma ko bëgg naa ko gis koo xam ne moom laa tuddee Seydina Mouhamed Rafiu Darajat la tudd yéen ñëpp ngeen ñaanal ko Rafiu Darajati Diallo la tudd sur papier il s'appelle Prince Rafiu Diallo ngeen ñaanal ko gudd fan ak wér ñu fekke ñu ñëpp barkeem incha allah tamit moom tamit dina doon koo xam ne ku njëriñ askan wi lay doon incha allah am naa ci yaakaar lu ma ci xam coronavirus mosuma ko dégg mosuma ko xam demoon naa benn jour bay bëgg a def listixaar xool ban garab moo koy faj même nuit bi ma dégg Cheikh Oumar Tall fils de sëñ Bassirou Tall Louga mu def benn vidéo fu muy naan ne nit ñi jël ndoxu géej jël koko baxal ñett oignon def ko ci biir fi ma déggee vidéo bi laa woo Ousseynou ma ne ko uutal ñu léegi oignon ak koko ak ndoxu géej comme kenn du génn ci guddi gi suba balaa ngaa xëy uutal ku loo indil ndoxu géej ñu fay ko 1000 francs waaye nag li mu ne guux ci ñetti yoon moom naa ndoxu géej googu moom wax naa ko dinañ ci sangu nag waaw ku li jege sax 2 mètres du ko am mais dama ko gëm man je me dis que nit du wax surtout doomu kilifa la man xawma ko franchement man je crois à tout le monde li ma wax sànq rek man foog naa nit du yëkkati kàddu fekk déggul ci moom te xam naa ne moom namul dara bay wax lu ma kiiwul te surtout Cheikh Oumar Fouta ñëpp xam nañu maqaam et tout ça on ne salit jamais ce nom là man je respecte tout le monde xam nga ne jullit bu weddi Sëñ Tuubaa doo jullit jullit bu weddi Cheikh Oumar doo jullit jullit bu weddi Limaamu Laay doo jullit jullit bu weddi nit ñu baax ñi doo jullit dese nga dara comprendre nga voilà bu ma ci laajati daal ay coronavirus moom sàng bi mu fi duggee masque wax sax dama la ne masque ma dem wutal ay masque waaw sàng ba tey maa ngi naan distance waaw te laal naa la sax xool yaram bi tàng na ma ne ah gars yi kii yaram bi dafa tàng de waaw mais xam naa ne incha allah daal bërëb bi bërëbu yàlla la waaw xam naa ne daal ñaan nañu yàlla fi Mawlana Cheikh Ibrahim di naan xel li saxban fudla xeli min kulli cheyin xayru wa kulli ya rabbi bil haadi wa saabil haadi fal takfi saabi min kulli charin aadi rabbil amin aadi bil amin kulli mutalibi li kulli hiin aadi wayda bo etan wa jali bil ijabati hibbul ijra waaw ko daal xam naa ne ñaan nañ ci kër gi yàlla moo koy aar incha allah mawla amul ku fi ñëw aajam du faju ku aajam du faju sax billahi boo rangee basara ñëw sax di nga dem sa yoon xam nga donc nañ ma jéggal bu baax li ma jot a wax fii daal bu dee am na ci ay désagrément nañ ma jéggal ñu xam ne nit motul nañ ma jéggal bu baax